yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi bismillah leen ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës njëgu mburu bi yokku ci Sénégal rawatina ci ndakaaru capital bi léegi nag jóge na fanweer dem ba fanweer juróom ndogal bi ma nga tukkee ni ki démb ginnaaw ndaje woo xam ne amal nañ ko ci teewaay jëwriñ gu ñu denk wàlla njënd meeg njaay mi bu leen nag dogal wu yees wii mbégte la ci mbulante ci Sénégal doon na coono ci way jëfandiku yi laajte wu yaatu lañ ko jagleel ci xabaaru digg bëccëg yi daan ci dikk génn mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. élection locale yu teeru ci Sénégal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 lañ ko daal di jàpp waxtu wi nag fiti daal toggatul ndax lépp ma ngay jax-jaxi dalee ko nag ci wàllu fitne gi ñuy nemmeeku ci réewum Sénégal ba tax ñi nga xam ne kon ñoo yëngu ci wàllu wu ñu mel rawatina kon waa GRADEC nag seen bëgg-bëgg mooy fexe rek ba daal ak jàmm gu yaatu sax dàkk ci réew mi ñoom sax dàkkuñu amal ay tournée ci biir réewum Sénégal ngir ñaax askan wi ngir ñu daa dox jàmm waaye tamit di ko woote ci réewum Sénégal rawatina ci lu jëm ci élection yi ca diwaanu Tëngéej nag gars yi rawatina société civile bi ak ñi sekk wàllu politique bi ñoo amal doxub ñaxtu wala boog doxub waxtaan woo xam ne li ñu ci jublu mooy fexe ba benn fitna bañ a jolli ca diwaan ba ci élection locale yi teeru ci Sénégal dina ci dikk itam nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. yëglekaay yi mooy laf laajtu xabaar yi ci njoloor si mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëdum xabaar yi ne kii bu jàlla àndee ñun ci faram-fàccee. ñu sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV xabaar yu door ko ak benn kaar Njaga Njaay boo xam ne dafa daanu niki tey si digg bëccëg gi ma nga daanu kon ci wetu NMA Senders liñ ci xayma nag ci nit yoo xam ne amee nañ ci gaañu gaañu seen lim toll na ci ñaar fukk ak juróom-benn ñeenti ñi ñoom nekk nag ca seen accident bi kon maanaam gaañu gaañu yi moom doy na war ndax foo ko nattu weesu na ko loole nag dafa gàllankoor dem beeg dikk bi ci autoroute bi jàppale ni kon daal waxtu wi xaymagun ci kenn wala boog amu ci kenn gum koo xam ne ñàkk na ci bakkanam du ñàkk dina ci dikkaat nu mu gën a yaatoo sunu yeneen jotaay xabaar bu jàlla àndee. maa ngi ko junj ci ndorteelu xabaar yi ndaje waxtaan wu yaatu la ñu amal ni ki démb dippee ko conseil national de la consommation ci teewaayu jëriñ gu ñu dénk wàllu njënd meek njaay mi Aminata Assome Diatta Mboulanse yi ak ñi nga xam ne ñooy teewal way jëfandiku yi ci ndaje boobule ak meññee yi ginnaaw gi nag jublu nañ ci yokk njëgu mburu gi ci Sénégal léegi nag kon kilo mburu bi comme ni ñu koy woowee day dem ba jógee kon ci fanweer dem ba fanweer ak juróom ci koppar loolu lépp rek nekk mbir moo xamante ne liñ ci jublu mooy fexe ba sàmm liggéey bi nga xam ne kon amee na ci Mboulanse yi ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu farine bi ci Sénégal Aminata Assome Diatta moo ko daal di xamle jëriñ gu ñu nekk wala njënd mi ak njaay mi ñu teewlu kàddoom ci micro Babacar Seck. waxtaan boobu ñu def ko ak boulanger yi ak meunier yi waaye tamit ak association de consommateurs yi ndax président de la république dafa wax ni lépp luñ ciy def na nekk consensus maanaam waxtaan ba juboo ak différents acteurs yi waxtaan yooyu nag aboutir ci benn prix boobu la ñu tey proposé conseil national de la consommation muy baguette mburu bi dafay jóge ci 150 dem 175 francs waaye tamit poids bi dafay jóge ci 190 grammes mu ñëw ci 200 grammes. conclusion yi nag ñu am tey ci réunion conseil national de la consommation dafa ñuy may occasion ñu saisir gouverneur de région yi pour que ñoom ku ci nekk ci sa région nga organiser conseil national de la régional de la consommation pour mën a fixer prix mburu mi ci sa région. te écoute boobu ñu ngi fay dem parce que dañoo bëgg a préserver suñuy entreprise waaye ñu ngi fay dem parce que dañu bëgg a préserver emploi sénégalais yi nekk ci di yëngu ci yooyu entreprise ñu ngi dem tamit ci yokkute bi parce que dañoo bëgg consommateur sénégalais saa yu jógee mu mun a am mburu mu bu mun a ndékkee waaye mu nekk mburu boo xamante ne tamit qualité bi yokku na ndax poids bi yokku na. ma ne ko junj ba tey ci ndorteelu xabaar yi njëgu mburu bi kon juróomi dërëm moo ci yokk waaye nag loolee nekk na mbégte ci ñi nga xam ne kon ñoo yëngu ci wàllu boulangerie ci Sénégal waaye askanu Sénégal rawatina kon way jëfandiku fii ci Ndakaaru ñoom nag coono dëgg moo leen gane si ginnaaw yokk teg njëgu mburu bi jàpp nañu sax kon loolee lu mënoon ñàkk la ci wàllu kilifa yi ci nekk ci Sénégal jox nañu leen kaddu ñu teewlu seen kaddu ginnaaw bu mu jibee ci reportage bu Aïssatou Kane. ni ko sénégalais yu bëri tàmmoo mu doon na ñam bu mënul ñàkk yokkute ñëgam doon lu bëri nit yi di waxtaanee. mais Sénégal moom lépp a yokk moom maanaam fi mu ne nii bu ñuy wax la yokk moom
bu leen neexee sax mën ngeen a jéggi mburu mi ngeen wax ci leen lépp a yokk. taximan bi jàpp ni yokkute farine bi moo tax mburu bi yokk. loolu di ci masawu askan wi te xam ni yokk gi di ci boulanger yi ci ñi ko jiite la ndax boulanger yi grève woon nan fi di wax ci farine bi ñu yokk farine bee yokk mais mburu yokkoo te ba tey farine wàññi ko nan wax ci liy yokk farine ñu wàññi ko boulanger yi mën a wàññi mais buñ ko teg waa boulanger yi man teguma leen bi dina woyof parce que buñ bëggee jël farine bi tamit ni mu seere ci ñoom ñu bëgg cee defar ay kilo pour ñun moo tax ndax mënuñoo toog bañ a defar mburu bu dee wàññi wu ñu njëkk yi waxuñu ko yokk di ñaawlu kii dëkk Fass. ñi ñu jiite war nañu yërëm tuuti population bi quoi parce que tamit réew mi fi mu toll métti na trop boo demee secteur yëpp dafa métti wax dëgg yàlla war nañu yërëm lillaay wa rasuul yi mu dimbali ñu wàññil ñu mburu mi wàññi lépp quoi parce que nit ñi sonn nañ nit ñi xiif nañ amuñu liggéey bëgg nañ liggéey mais amuñu liggéey donc réew mi métti na nañ ñu yërëm. lu si munti doon njaayu mburu bi lu waay neex def lii di gis-gisu mécanicien bi nga xam ni yenn saay mu jënd miisu mburu ñeent fukk ba tax léegi mu jàpp si fonde bi. li waroon gouvernement bi daal moo di mu dëppaat topp ci ñiy jaay di leen contrôler parce que da ngay dem ci kii mu jaay la fukk ak juróom nga dem ci kee mu jaay la 100 francs kon xam nga ko lañ ko war a réglementé topp nit ñi teg leen ci lu leer. ci mburu am na ñu koy jaayee 150 am na ñoo xam ne 200 lañ koy jaayee parce que da ngay ñëw ñu ne la aw ma juróomi dërëm 100 francs lay jar. am na ñu weccet mais dañ ko bañ dañ koy bañ boo waxee ñu ne la du ma jaay loolu xam nga boo dee sama classe gi moom ñu dem naan laax wala fonde rek jéem a bàyyi mburu mi. bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi ëmb boulanger yi Sénégal li waral yokkuteeg mburu gi moo di lu ñu koy defaree dafa cher waaye itam lempo yi nga xam ne moo tegu seen kaw li nu mel ñu ngi ko amal ànd si ak nguuru Sénégal. Aïssatou Kane jërëjëf ñu daal di waxtaanee mbas mi ak tolluwaayam ci Sénégal ni ki tey ñaari nit ñu am yees woppi Covid 19 juróom-ñeent ñoom jot nañ ci wér bu ñu sukkandikoo ci bataaxalu ministère de la santé ak action sociale ñaar ñoo nekk SODAS amul nag kenn koo xam ne ñàkk na bakkanam ci mbas bi ni ki démb fanweer ak juróom-ñett nit ñoo des ci loxo docteur yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram mbas mi ba tey ak woppi gi rawatina kon variant omicron bi nañ ci def attention professeur Souleymane Mboup njiitu IRESSEF mooy artu askanu Sénégal ndax nag nee na mbir mi des na noo xam dëgg-dëgg taxawaayam ak tolluwaayam ndax nag jàpp ne daal fi mu ne nii foo askanu Sénégal gépp gën a tënku waaye itam bàyyi xel ci mesures yi nga xam ne mooy mesures barrières yi rawatina kàddu yi bàyyi ko ci kër docteur yi njiitu IRESSEF professeur Souleymane Mboup ñu tawli kàddoom ci micro Babacar Seck. dafa am benn mbooloo mu daje pour Afrique de l'Ouest ci xeex yu ñuy wax sida tuberculose paludisme la commencé woon mais dañu dem ba xam ne am na yeneen feebar comme les maladies non négligées ñuy boole ko ci biir et puis mu demaat ba yenn feebar yi ñuy wax les maladies émergentes et réémergentes comme Ebola coronavirus bi yooyu yëpp ñu boole ko ci léegi nag dañ koy boole mooy dañuy boole suñu doole xeexandoo ko déjà mooy ñu boole di bokk di liggéeyandoo loolu mooy réseau bi léegi nag dafa am institution yu mag a mag yoo xam ni IRESSEF Pasteur rek ñeneen bëri nañ ci sous-région bi ñoo xam ni dañ leen xam ak ñoo xam ni xaj na seen doole yeggul foofu léegi nag ñu lënkaloo di liggéey ensemble di déjà liggéey defandoo gëstu bi mais aussi di jàppale pour former nit ñi ba pare di jàppale aussi pour di leen wutal leen loo xam ni mën nañ ci liggéey matériel ak yooyu donc biñ ko defee nag dañu jëkk a commencé ci Wanetam benn boobu bëriwuñu woon fukk ak ñeenti institution lañ woon ci juróom-ñaari dëkk après nag boobu EDCTP moo ñu ko financé woon bi ñu demee ba def suñu liggéey bi ñu kontaan ci ñu defaat ñu beneen ba pare léegi nag boobu mooy jeex nii après nag biñ ko wonewaatee ñu muy phase 3 bi ñu xam ni lépp li ñu waxoon ñu ngi koy def ñu jox ñu phase 3 bi. des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram ak jëruñ gi nga xam ne lañu ko dénk rawatina Sénégal gouvernement bi ak gouvernement bu Japon lal ay waxtaan ak i pexe seen xewemteef mooy fexe ba sàmm askan wi seen wàllu wér-gu-yaram waaye nag gën a dooleel leen jaaree ko ci paj moo xam ne la ngay fay daanaka yemambaay lay doon mu dippee ko couverture maladie universelle loolu nag ndaje waxtaan wu yaatu lañ ci sukk seen ba lañ ci tënk bëgg-bëgg bi mooy fexe ba yembal wàllu paj mi bu dee mënta nekk loo xam ne loolu fay dara la wala boog li ngay fay nekk lu néew ñu ànd ci leeral ak Ndeye Mariam Gaye Souleymane Diallo reportage. dooleel SEMU mi gën a dooleelaat liy couverture maladie universelle ñeenti at ci tey ginnaaw ba ñu ko tegee mu daal di am ak bilan bu xel nangu. am nañ ci ay résultats yu baax ba nga xamante ne partie japonaise accepté na prolonger projet bi ndax dinañ commencer beneen phase à partir de avril 2022
te phase boobu région yëpp si région yi département yëpp la ñuy couvrir ndax phase bii jeex nii benn département la woon par région mais phase bii di ñëw 2022 3 départements lay doon par région pour dire que département yëpp si région yi dañ leen di maaye. mu nekk nag lu kii taxawal JICA Sénégal fii ci ndaje bi daal di rafetlu loolu ba tax sax mu wax ni fas yéene nañoo dolli yaatal seen lëkkaloo bi. Nous sommes très satisfaits de ce projet. bég nañ lool ci projet bile moo tax ñu nar ko yóbbu ci yeneen dëkk yi itam loolu yëpp bëgg nañ ko def ci deuxième phase bi. Qu'on va intervenir dans sa deuxième phase. loolu moo waral sax waa dooleel CMU daan ne dinañ fas yéene gën a góorgóorlu ngir mën a àgg juróom-ñaar fukk ak juróom ci téeméer boo jël loolu sax dippoo ak objectif yi CMU samp. taux de couverture risque maladie motul woon sax 20%. Depuis nag buñ ko sosee aujourd'hui tey jii nii décembre 2021 ñu ngi ci 53% de taux de couverture risque maladie te perspective yi objectif CMU moo nekkoon dem au moins 75%. xam nga ñu ngi ci yoon bi donc dañuy gën a dooleel suñu bopp État du Sénégal d'abord dooleel agence couverture maladie universelle dooleel programme bi mais aussi ànd ci ak partenaire mi dans le cadre de dooleel CMU ànd ci ak gouvernement japonais ak agence japonaise pour la coopération. bile projet ñu di ko woowee dooleel CMU ñu ngi koy amal ci ñetti dëkk ci jamono yi muy Diourbel Tambacounda ak Thiès waaye nag bëgg nañ koo yaatal ba mu law ci biir Sénégal yépp. Ndeye Mariam Gaye Souleymane Diallo jërë ngeen jëf maa la ko junj ci ndorteelu xabaar rek élection locale yi nga xam ne la ñu dëgmal ci Sénégal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 lañu ko jàpp waxtu wi nag xel yi lépp daal di kon jax-jaxi dara daratul li ko waral mooy fitna gi ñuy nemee ko ci Sénégal ba tax waa GRADEC ñoom amal nañu waxtaan wu yaatu jëmale ci wàllu wi ngir ñaax askan wi rawatina kon ñuy sekk géopolitique bi ngir ñu woote jàmm ba noppi di ci dox ñoom sax nee nañ kon dàq ñu wàcc ci réewum Sénégal ci gox yu bëri nga xam ne kon dañ fay nemeeku léeg-léeg ay fitna dem ñaax askan wi ak ñii di way politique yi bu ko defee jàmm ci élection yi nga xam ne ñëpp ñu ngi koy sàkku sax fi dàkk ñu ànd ci leeral ak Mamadou Dieng. ñu tiita ci fitna yu ñu jëm ci jongante palu gox-goxaat yi GRADEC sumb ay waxtaan ak naataangoom yi ci société civile bi ngir xool nu ñuy fexe ba wàññi fitna gi muy fitna yoo xam ne sax ñoom ragal nañu mu ëppi loxo. donc loolu moo tax ñu ne donc dinañu toog ñu waxtaan. convoqué acteurs politiques yi ñi nga xam ne dañu am ay liste ak société civile bi ak ñi nga xam ne ay candidats lañu ñu toog waxtaan pour seet naka la ñuy mën a def vraiment pour waxtaan ba jàmm am. GRADEC fas yéenewul rek yem ci waxtaan yi mu sumb dafa bëgg tam amal ay campagne de sensibilisation ci gox yi nga xam ne fa la ñu ragal ne moo nar a ëpp fitna. fu ci mel ni par exemple tey Grand Yoff fu ci mel ni Parcelles Assainies fu mel ni Golfe Sud ak fu ci mel ni Ziguinchor. nga xam ne région la boo xam ne amoon na ay jafe-jafe année yi ñu toll yëpp surtout bu ñu gisee li fi xewoon ci jamono yi passé ci ay wàllu violence nekk na foo xam ne daal vraiment nit ñi am nañ ci tuuti ay njàqare ñëpp ñu ngi jël seen bët teg ko foofu. sensibilisation bi GRADEC fas yéene def organisation société civile bi ne beddiwu ci kenn GRADEC li mu bëgg sax mooy gën ko yaatal ci réew mi yëpp waaye koom gi moo demeewul noonu. bëgg-bëgg GRADEC moom mooy li nga xam ne moom la waa Tëngéej bëgg jaaree ko ci société civile bi ak ñi sekk géopolitique bi ñoom amal nañu doxub waxtaan woo xam ne kon ci marche lañ ko amal marche ci dal bëgg-bëgg bi nag mooy fexe ba ñaax askanu Tëngéej gépp ci élection locale yi teru ci Sénégal nga xam ne benn weer ak lu teg moo ci daal di toll ngir rek ñu woote jàmm waaye tamit bëgg nañu daal benn fitna bañ a jolli ci dëkkub Maam Kumba Lamb boobule ñoom nag jàpp nañu daal fi mu ne nii bëgg-bëgg yëpp bokk ci ci mooy ginnaaw ay bés gi ñu génn ak li ñu fa nemmeeku ci fitna ci stade baak lu ni mel daal la ñu bëggatul mu amati ca seenub diwaan ba ñu ànd ci leeral reportage bu Babacar Seck. ngir dàq lépp luy ñaawteef wala naka sudul noonu ci élection yi ñu jëm ñenn ci waa Tëngéej amal nañu ab dox ngir jàmm sax candidat yu bari ci élection yi bokkoon nañu ci dox bi. ñu waxtaan wax ci mbirum jàmm véhiculer jàmm pour que ñëpp xam ne jàmm ci la lépp xew ñu ngi jëm également ci élection te ñëpp xam nañu élection souvent dafay am ay violence donc tey jii ñu fexe ba leader politique yi ñi nga xam ne ñu ngi leen investir ñi nga xam ne ñu ngi wut mairie bi ñoom ñëpp ñu daje ku si nekk wax ne man de dinaa jëm ci jàmm man dinaa def jàmm
donc loolu moom moo ñu fi dajale tey et alhamdulilah réussir nañ ko parce que ñoom ñëpp ñu ngi fi ñëw nañu jeunes yi ñu ngi fi waa dëkk bi ñu ngi fi ñu ngi mën nañu véhiculer message bi ni ñu ko bëggee. ñi fare ci société civile bi ñu ngi am yaakaar ni woy politique yi dinañ sàmm jàmm ji ba ñu génn ci élection yi. ay Séné ay Rufisque quoi ñu nekk ci espace politique bi ak ñu ci nekkul yëpp xam ne mën nañu dabu suñu bopp waxtaan suñu biir xam ne nag Tëngéej rek su ci desee ñun ñëpp ko bokk te suñu génnee ci élection yi ku fi mën jóge ku ci mën a gagné Rufisque quoi te ambition yooyu ñu am pour defar dëkk bi mënuñu ko def lu dul su fekkee dëkk bi tege na ci loxoy wóor ak ci jàmm moo tax tey soo fi gisee ñëpp a ngi fi autorité politique yëpp ñëw nañu respectante wax seen profession de foi garantir ne dinañ fexe incha allahu rabbi ba fii ak fañ jëm dinañ fexe ba lépp rafet. dox bi teere ci stade Ngalandou Diouf bokk na si li ko waral ci béréb yi ni mel jàmm it di fa am. lieu boo xam ne la dafa bari violence et fan yi passé gis nañ ne violence bu métti am na fi ba yàlla def sax nit gaañu fi donc loolu dafa tax ñu xalaat ne fii nii tey lieu bu baax la pour que ñu wax fi mbirum jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj te fii nii comme jàmm daf fi xaw a tumuranke dafay soxla ñu ñëw fii wax ci loo xam ne dafa jëm ci jàmm. ñi ci bokkoon ak candidat yëpp xaatim nen ngir jàmm sax ci jongante yi ñu jëm. Université Assane Seck bu Ziguinchor la ñu jëm xam ngeen ne rek waxtu wi étudiants yi fa nekk danoo xàppate ñaari fanu grève ne duñu faste xànc ak morom sàkku tef gi mooy travaux yi liggéey ñu sumboon ci daara ja rawatina campus social bi ak pédagogique bi ñu daal ko tàmbaliwaat ndax nee nañu 2017 lañu ko sumb waaye ba léegi ne kon France daal di xëddeen ñu bëgg rek mooy liggéey noppi ngir njàng meek njàngale mi mën a nekk lu daal di mucc ayib ak lu ñoŋ ci diwaan ba ñoom nag danoo def kon grève woo xamante ne nii donte grève la ñu sóobu waaye itam duñu fay dara ndax nee nañu duñu joxe ticket ci bu ñuy lekk moo xam ndékki añ wala reer lu ci mënti am daal nee nañu daal pataralu kilifa yi tamit lu ñu naqarlu la ginnaaw bu ñu sumbee ay waxtaan yoo xam ne kon bëgg nañu saafara am seen jàmbat ba léegi loolu lépp kon loolu loo xam ne na leen naqari la ñu ànd ci leeral ak Ibrahima Ka kenn la ci étudiants yi moo jiite sax coordination étudiants yi nekk foofee ñu teewlu ko ci micro Assane Ba. depuis mercredi passé ñu ngi woon am mouvement grève ci ajuma ji la ñu dajal ak suñu autorités yi fi nekk muy recteur directeur du CROUS ak ministère sax woote nañ ci réunion boobu ñu ne woon nag comme que ñoom ñoo mën a régler suñu problème nangu nañu ñu gisee ak ñoom waxtaan ak ñoom waxoon nañ nag ne samedi bi nañ ñuy jox datu rencontre bi wante dañoo toog ba samedi joxuñ ñu dara ba léegi moo tax tey jii nii ñu décrété waat ñaari fanu grève pour xaar lan la kii boobu di jur ndaxte mënuñu tamit taxaw di xaar ay diggé yoo xam ne duñ ko def li nga xam ne tàmm nañ ko di def à chaque fois di ñu dig tey jii nii wax nañ ñu rencontre bi acté na waaye nañu wax datu rencontre boobu xeex bi dañ ko nar a continuer ba am gain de cause ndaxte li nga xam ne normal mooy depuis 2017 lii nii mu ngi faagaagal njàng mi ci fii ci Université Assane Seck de Ziguinchor te tey jii nii bu ñu bàyyee mu sedd day mel ni ñun dañoo bëgg sacrifier suñuy camarades étudiants moo tax tey jii nii fas yéene wu ñu bàyyi autorités yi ñu jox cër enseignement supérieur ndaxte du loo xam ne dañ koy fooye te boo gisee li nga xam ne moo fi nekk da ngay xam ne ñii ni dañuy fooye enseignement supérieur da loolu jaaduwul nañ joxaat cër ndaxte lii nii avenir réew mi moo nekk en jeu. lu nu mel la ñu nemmeeku ci daara ju kaw ji fii ci Ndakaaru université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak université Gaston Berger waxtu yi kon ndongo yi ñoom tam ñu ngay yëngal wàcc ci mbedd yi baare lii di tali bi dem beeg dikk bi gàllankoor du ñàkk itam ci daara ji ci Ndakaaru dina ci dikkaat suñu yeneen jotaay xabaar yegsi nañu mbokk yi ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca njëgu mburu bi ñu doon laam-laamee ci réewum Sénégal naan dina yokkom déet léegi yokku na nag bés bi le jour yëglekaay groupe immédiat bi ne njëgu mburu bi léegi jóge na fanweer dem ba fanweer ak juróom te ginnaaw merub transporteurs yi merub jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe ak yu diggu doomi ci réewum Sénégal ba ci étudiants yi léegi nag way jëfandiku yi yëpp a mer ci réewum Sénégal ginnaaw yokkute njëgu mburu bi nga xam ne démb la ko jëriñ gu ñu dénk wàllu njëriñ meeg njaay mi Aminata Assome Diatta jël ginnaaw ndaje wu rëy wu ñu amal ci réewum Sénégal yëglekaay groupe immédiat bi ne jamono ji nga xam ne njëgu mburu bi yokku na nag daal baaxul ci état bu Sénégal
bés bi le jour déglekaay groupe immédiat bi dalal jëruñ gu ñu dénk wàll ñëna meeg njaay mi Aminata Assome Diatta mu ñuy leeral li waral yokkute njëgu mburu bi ne ginnaaw yokkute farine bi ak blé bi ci àdduna war nga këpp kon njëgu mburu bi ci Sénégal daal mën te ñàkk bañ a yokk Amadou Gaye di président boulanger yi ci Sénégal ni bi la yoon nag am nañu yaakaar ne mooy bu baax bi ginnaaw seen bëgg-bëgg gu yàgg woo xam ne am nañ ko ngir yokk njëgu mburu bi ci Sénégal Vox Populi ne njëgu mburu bi nag léegi saf na sàpp ginnaaw yokkute giñ ci nemmeeku jëm ci way jëfandiku yi ginnaaw yokkute dem beeg dëkk bi yokkute diwlin gi yokkute ceeb gi yokkute facture yu ndox yeeg courant bi ci Sénégal yëglekaay bi ne réew mi nag léegi lépp a yokk maa la ko wax de donte état bu Sénégal teg na droit yeeg taxes yi nga xam ne tegoon na ko ci njëgu blé bi ak farine bi ci Sénégal Walf Fadjri ne njàmbatu boulanger yi ci réewum Sénégal ginnaaw ay at yoo xam ne samp nañ ko ci réew mi léegi nag saafara am na ca ndax njëgu mburu bi yokk na source aane njëgu mburu bi ñu yokk ci réewum Sénégal ci jamonoy Noël gi mooy cadeau état bu Sénégal jëm ci góorgóorlu yi bés bi le jour déglekaay groupe immédiat bi ne ndaje waxtaan wurée la ñu amal niki démb di ko conseil national de la consommation ci teewaayu meññe yi boulanger yi ak kuréelu ëmb way jëfandiku yi ci réewum Sénégal naka noonu jëwriñ gu ñu dénk wala njëriñ meeg njaay mi ci Sénégal ci ndogal bi jibee ne dañu fas yéene yokk njëgu mburu bi ci Sénégal te njëgi nag dañ ko fas yéene jëfee ginnaaw arrêté bi nga xam ne ñu ngay xaar ministre du commerce Aminata Assome Diatta siifee ko Le Quotidien ak L'As nii waa Ndakaaru léegi ngir ñu am benn kilo mburu foofu ñu génnee fanweeri juróomi dërëm Sud Quotidien ne ay bés yu néew laata feetu Noël yi njàng meeg njàngale mi di jax-jaxe ci Sénégal ndax waa CUSEMS waa CEMS waa SUDES ñoom ñëpp mer lànk ba banku ne la ñu bëgg mooy li ñu siifoon seen diggante ak état bu Sénégal jëf daal di ci topp yëglekaay bi ne mer gi yemul ci jàngalekat yi ndax étudiants yi nekk ci UGB ak ci université bu Bambey ñoom ñëpp ci grève la ñu sóobu loolu tax ba CREPT di sàkku ci état bu Sénégal ak ñi sekk njàng meeg njàngale bi ci réew mi lalu waxtaan yu rëy ngir jafe-jafe yi nga xam ne sóobu na ci ñu mën ci génn ñu des ba tey ci njàng meeg njàngale mi Le Quotidien ne waa CEMS ak waa CUSEMS ni ki ëllëg ak aljuma duñu fas taxante ak moroom ndax ci grève la ñu jëm L'As ne démb nag ay jàppante yu tar moom diggante way takk dër kaaraange yi ak étudiants yi nekk ci université bu Bambey yëglekaay bi ne Bambey démb am na ñu bëri ñoo xam ne teg leneen loxo ña des amee gaañu-gaañu ci étudiants yi dem beeg dikk bi gàllankoor ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ak embouteillage bu mel ni tulleeg Mali nataal bi moo fës ci xët bu njëkk réew mi Quotidien yëglekaay bi ne askanu Ndakaaru capitale bu Sénégal nee nañu sonn nañu tay nañu damm nañu te nag li ñu bëgg mooy liggéey ñu sëmb jëm ci BRT yi mu noppi ci nu mu gën a gaawee ndax jafe-jafe gi nag foo ko natt rek weesu na ko bés bi le jour yëglekaay groupe immédiat bi ne ñeenti téeméeri junni ñàkku mbasum Covid-19 ci yàqu la jëm ci réew mi Les Échos ni ñaari téeméeri junni dose yoo xam ne yàqu na ba noppi ak yeneen ñaar téeméeri junni yoo xam ne ci yàqu la jëm L'Info ne askanu Sénégal gépp ñoo lànk ba banku ne dañu ñàkku ci mbas mi looloo waral lu jege ñeenti téeméeri junni ci ñàkk mbasum Covid-19 bi ci yàqu la jëm ci réewum Sénégal bu dee askanu Sénégal demuñu ñàkku ji Vox Populi jox kàddu gi professeur Souleymane Mboup mu ñu xamal ni variant Omicron bi mu nga yokk jéego ci réewum Sénégal ndaxte waxtu wi juróom-ñaari cas la ñu xayma ci réew mi L'Observateur ne ci réewum Sénégal Tambacounda Kédougou Sédhiou Kolda ba jàpp Mbour ak Kaffrine limam soxna yi faatu bu ñuy wasin fa la gën a ëppee ci réew mi scandale ga am ca LONASE enquête ci la xëy niki tey ji yëglekaay bi ne juróom benn ci ñoom ñi nga xam ne teg nañ leen loxo niki tey la ñuy taxaw ci kanamu ëttu attekaay bi enquête yamu ca ndaxte nee na am na ñeneen ñoo xam ne ay caissière lañu déglu nañu leen waaye nag ñoom nee nañu takkuñu laalewuñu ci coow li nga xam ne moo joli ci LONASE geneen coow joli ci poste Walfadjri ci la nekk yëglekaay bi ne directeur général bi di Abdoulaye Bibi Baldé démb nag daa mucc ndax gars yi dañ ko bëggoon tëj ci bureau yi waaye seen bëgg-bëgg mujjuta antu L'Info La Tribune ak critique ne syndicat bi ëmb liggéeykatu poste yi nag nee nañu coowal milliards yi nga xam ne moo seey ca poste lu ji njaag directeur général ba mooy njaag ndaxte gars yi nee nañu daal génnul ci coow li ba tax gars yi nee nañu bëgg mooy njiitu réew mi Macky Sall wax ci laataa lambaay du ñaaw seen marche bi ñu gàntaloon aljuma gi ñu génn waa Y'en a marre ak waa Frapp France Dégage nee nañu aljuma gi ñu dëgmal dañu fas yéene wàcc mbedd bi muy taw muy naaj wala muy naqari nee nañu nag bataaxalu préfet du tax ñu deltu ginnaaw seen bëgg-bëgg ndaxte nee nañu kenn mun leen tere marche aljuma gi ñu dëgmal ci Sénégal coowal liste yi jolli woon ci réew mi Sénégal diggante préfet yi waa l'opposition bu Sénégal La Tribune nee nañu recours préfet yi sous préfet yi ba léegi nag demul dikkul lépp a tagga témbe tëglekaay bi nag ne boo mooy leen nag seen bëgg-bëgg ñoom préfet sous préfet yi daal du antu ndax lépp ci naax saay la jëm ñu dem ci critique ak bés bi le jour yëglekaay bi nañu mami ko démb déglu lañ ko ci durub ñeenti waxtu ginnaaw plainte bi nga xam ne Amina Badiane def na ko ci kawam ginnaaw cool mi Sénégal gi jolli ci réew mi Les Échos ni ay policiers leen ay def ko du ñaaw teef dàq ji te jàmm gën si Kambaaw te gars yi yëpp ay tokkatu yàmbaa lañu raag bu tar lañu sab seen diggante ba am na ñaari policiers yoo xam ne am nañ ciy gaañu-gaañu wala lii tamit ba jàmm la ñu dem ci stade yëglekaay bi ne ay jàkkaarloo ngi ñu koy xaar ci huitième de finale Ligue des Champions yi jàkkaarloo Paris Saint-Germain ak Real de Madrid jàkkaarloo Atlético ak Manchester United beneen jàkkaarloo dox ci diggante Inter ak Liverpool ñu bokku jëm ci lamb yi ak sunu lamb fekk fa Tapha Tine borom taq ci répp moom nag waa ji nee na noppi na ci palang yëpp ngir am ndam ci kaw Boy Niang 2 càppaacoli Tapha Tine ne gisul benn mbër bu nekk ci lamb Sénégal woo xam ne mën na ko tere nelaw rax ci doole nag muy woo amateurs yi supporters yi yëpp ci fair play ak xeex ak fitna gi jole ci lamb gi ci Sénégal bés bi le jour déglekaay groupe immédiat bi ne benn sapeur pompier bu retraité moo jàpp woy juróom bu jigéen duma ko ban koy toggari xewar yëglekaay bi ne waa ji juróom benn atu kaso lañ ko fëgg waxtu wi mais da ngay seet loolu rek gërëm leen mbokk yi ci ànd beek ñun ci ITV loolee moo laf laaju xabaaru njëloor si gërëm ñëpp
ñi ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraîcher bu ci la àndee fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu ànd ak jàmm